abonneel ci chaîne bii di Madiyana TV bësal cloche bi daal di taataan pour vidéo bu ñu dugal rek nga daal di ci jot moo xam xibaar wala actualité. suñ première question mooy lan moo waral grève tey bi grève bi ndax tey gis nañ ne élèves yi niñ génnee ak mbooloo meeg yëpp daal bari nañ lool ndax grève yi lan moo ko waral élèves yi lan moo tax ñu war a grève ndax ñun mënuñoo toog atum lëmb lan moo tax mënuñoo toog atum lëmb jàng ko normal te grève amut. jërëjëf sëñ bi maa ngi lay gërëm lool ci laaj bi nga xam ne moom nga laaj ci wàllu grève bi xëy na sax man par rapport ak syndicat bi ma bokk waaw muy SELS ndax membre SELS la waaw en même temps tamit bokk naa tamit ci bureau exécutif bi SELS ndax man maa yore lépp lu jëm ci wàllu technologie de l'information et de la communication waaw SELS nag ci G7 la bokk xëy na ñoom jusqu'à présent décrété bu ñu benn mot d'ordre de grève wante nag n'empêche comme je suis enseignant te ci milieu bi laay liggéey mën naa ci joxe ndax déglu naa leen gis naa plateforme yi li ci nekk lépp xam naa ko te mu nekk nag loo xam si ni dafay yàgg ndax boo gisee jàngalekat yi di grève lii ñëw toujours mooy état bi dañuy signé ak moom ay accord buñ signé ak ñoom accord ba noppi ñu xëy na du ma ne amul luñ ci def am na luñ ci def mais li bari liñ ci def mooy li nga xam si ni accord yu bari liñ ci def day néew lool par rapport ak liñ ci war a def bu ko defee mu indi ay jafe-jafe suñ diggante ba tax grève bi ñu reprendre ko waaw ci accord yooyu li ci gën a doy waar mooy bi nga xam si ni moom mooy système de rémunération bi nga xam ni moom moo am ci fonction publique maanaam ni nga xam si noonu la ñuy fayee liggéeykat bu nekk ci fonction publique bi dañu gis ne foofu état du Sénégal def ci léger bu baax a baax jàngalekat waaw ndax da ngay bokk nit ki même hiérarchie nga nekk A mu nekk A nga xam ne indemnité am rek indemnité bi ñu koy jox rek yow mën na laa fay ñetti weer te loolu kenn mësoo gis loolu ci point bi nga xam si ni point bi indi jafe-jafe dëgg diggante état bi ak jàngalekat bi ci la bokk beneen point bi mooy loolu ñu tuddee les administrateurs scolaires xam nga boo gisee ci école bi am na ay kilifa yu koy jiite comme ay directeurs comme ay principal comme ay proviseurs ñooñu ci boppam dañu amul statut dëgg bu ñuy wax boo xam si ni danañ ci mën a sukkandiku ngir def correctement seen liggéey léegi nag état bi diggante woon ak syndicat yi ne dana créer loolu ñuy wax corps des administrateurs scolaires te ba nëga ni état bi loolu taxawu ci xam na ne war na koo def mais ba nëga ni defu ko beneen bi des nag mooy loolu ñu tuddee lenteur administrative yi lenteur administrative bi moom lu gën a suuxal jàngalekat yi gën leen a dugal ci kàmb loolu ci la bokk ndax da ngay am sa dossier mu war a mu toog lu mat ñeenti at ci tiroiru ministère yi du mën a fexe ba génn yow ci sa wàllu avancement ci sa wàllu traitement ci sa lépp du dem fenn ba tax na loolu surtout moom moo gën a sonal jàngalekat yi ci wàllu arrêté yeeg ci wàllu nomination yeeg ci wàllu mise en solde loolu ci boppam lu doy waar la loo xam ci ni lu ci ëpp nag yaakaar naa ñett yooyu buñ ko jàppee daal moom mooy point yi nga xam ne moom moo gën a moo ëpp doole ci li nga xam ne moom la jàngalekat yi di revendiquer. waaw dëgguma la kon ma fàttali mbokk yi ñu ngi ci seen chaîne li nga xam ne maam mooy Madiyana TV di ci ànd ak monsieur Guèye waaw monsieur Guèye maanaam dañuy seetlu nañ depuis 2012 ba léegi. waaw ndax Macky Sall bi muy ñëw fi mu fekkoon njàng mi. ak fi njàng mi toll tey. xam changement am na ci ba xam yéen ci Ablaye Wade ngeen gënoon a gis seen bopp am ci Macky Sall ngeen gën a gis seen bopp. waaw xam nga bu ñu duggee ci ay foo gën a gis gis sa bopp daanaka li nga xam si ni moom lañ doon jàmbat ci Ablaye Wade lu ci bari dañoo dellusiwaat di ko jàmbataat ci Macky Sall. Ce qui veut dire que am na ba nëgë ni lu des lu bari du ma ne état bi amul lu mu def na mais li mu def dafa des lu bari waaw ba tax na
bu ñu duggee ci comparer entre Ablaye Wade ak Macky Sall rek day xaw a day xaw a ndax problème yi ñu amoon ca Ablaye Wade dafa am yu bari yu ñëwaat ci Macky Sall seulement ak état ak gouvernement Macky Sall dañu gis ne moom dafay bu yàggu rek dafa génne benn décret gis ngeen ko sax ci télé bi ku mel ne secrétaire général bu CUSEMS ku ñu koy wax Dambooñ mu génne ko nga xam ne ay décret la yoo xam ni ay nit lañ ñoo xam ne ñun ñoo bokk même corps ñoo bokk même échelon même grade même lépp nga xam ne yow ñooñ ci seen bopp dañ leen a yindil ay indemnité yu kenn xamul fu ñu ko jëlee te mu nekk lu doy waar loo xam ne te loolu li ñu ci gën a léser mooy jàngalekat yi ndax jàngalekat dañuy toll ak ñoom même kii nu mu tëddee même hiérarchie dañuy bokk même hiérarchie parfois sax ñu raw leen du teye bu ko defee maanaam ci traitement salarial bi daal mu doy waar. Ablaye Wade nag loolu ñu tuddee volontaires yi ak volontaires yi ak vacataires yi Ablaye Wade def na ci ñoom jéego yu rëy ndax wax dëgg yàlla ci nguuru Ablaye Wade ci lañu accepté ñun kët dugal ñu ci fonction publique ndax moom bi mu ñëwee changé na ci lu bari waaye loolu mu ci changé woon nag taxul mu régler problème mu jàngalekat yi ba nëgë ni problème yi ba nëgë ni dafay nekk ba tey jërëjëf. waaw wax nga dëgg loolu lépp dëgg la maanaam tamit maanaam professeurs yi seen fay gi da leen a munta seen fay gi yéen allo waaw sunu fay bi waaw da leen a munta satisfaire ak lan moo tax seen fay gi maanaam weesuwul 50 000 ndax bokk na ci rumeur yi may dégg naa ñu ne seen fay gi 50 000 la te yéen tamit da ngeen a war a fay luyaas war a fay am ay njaboot am loolu lan moo tax seen fay gi daal dégg naa ci rumeur ñu ne weesuwul 50 000. waaw xam nga ay 50 000 yooyu sax xëy na sax du ci côté boobu. Côté bi mu nekk daal mooy. Fonction publique dafa am nu mu tëddee. waaw. fonction publique mooy xam nga état bi dafa woon benn cabinet bi mu wooyee cabinet mu defal ko enquête mu fonctionné ndax yooyu mo benn dërëm te président de la république par le biais de son ministre de l'éducation moo taxaw ne parents d'élèves yi kat loolu ñuy tuddee inscription yi bu ko benn bu leen ko directeur yi laajatee bu leen ko jox ndax danañ leen jox xaalis buy tax ñu fonctionner te xaalis boobu depuis boobu ba nëga ni viré tuñ ko ba tax ne école yi fi ñu toll nii daanaka ci nërmeelu woo sàgganu ci lañ jëm. waaw wax nga dëgg di jéggaluwaat mbokk yi ndax affaire bi dafa daggoon sànq. di jéggaluwaat mbokk yi bu baax a baax maanaam ba tax na lan moo tax lenn ci école yi amul professeuru arabe loolu tamit bokk na ci li ma gëstu nee nañ amul lenn ci école yi amuñ professeuru arabe. waaw yan école lycée yi la wala primaire bi. waaw ba ci BST sax BST yi. waaw xam nga actuellement Sénégal maanaam recrutement jàngalekat yi xëy na bu yàggul état du Sénégal def na benn effort recruter 5000 enseignants waaye ci 5000 enseignants yi mu recruter dafa mel ni ñi ma ko jàppee nga jël benn ab puso rek jam ko ci biir géej ndax taxul mu doy ndax école yu bare dañu am benn gën a déficit ay jàngalekat am na ñoo xam si ni da ngay si benn école ñaari classe la jàngalekat bi yore ba ñetti classe nga dem ci yenn école yi nga xam ne tey jii école yi nga xam ne dañoo waroon a am suppléant nga xam ne ku absent ku fa nekkul kooka mën a dem dugg ci classe ba jàngal xale yi ngir ñu bañ a ñibbi loolu daanaka école yi ci bari amuñu ko bu dee enseignement arabe bi tamit maanaam jàngalekat yi arabe yi ñu war a jël yu doy loolu ci boppam la ñu jëlul te dañ ko war a jël ndax sunu réew la moo xam si ni nit ñi dañoo bëgg njàngalem arab dañ ko bëgg ndax it njàngale arab mi dafay préparer xale bi ci wàllu diineem ci wàllu lépp ndax jànguñu dong arab dañuy jàng éducation religieuse dañ koy def di jàngale tamit arab ndax arab ak éducation religieuse peut-être xëy na nit ñu bari xamuñu ko mais daanaka mën na ne bokkul xëy na arab bi dana faciliter pour ñu def éducation religieuse waaye daal li ñu nemmeeku mooy école yi ci bari amuñu jàngalekatu arab waaw école yi nga xam ne ñoom ñoo ko am kës néew jàngalekatu arab bi day boole classe yu bare da ngay gis par exemple da ngay dem ci benn école boo xam ne 12 cours la yore
ñaari jàngalekatu arab ñoo fa nekk kii da yore juróom-benn classe yi keneen ki yore juróom-benn classe yi nga dem tamit ci école bu dee franco arabe yi nag moom moo gën a tee doy waar ndax ñoom it situation bu métti la ñuy dund ndax da ngay gis benn maître boo xam ne da yore ñetti classe waaw bu duggee ci CP1 génn dugg ci CP2 génn dugg ci C1 muy maître arabe bi ak maître français bi te loolu ñuy def noonu boole ay classes yu bari amul benn indemnité boo xam si ni jox nañ leen ko pour ñoom ñu pour loolu ñuy def na liggéey boobu ñuy def te liggéey maanaam daal double wala triple travail la ñuy def te loolu état bi ba nëgg di jëlu ko en charge te injustice la boo xam si ni war nañ ko corriger wax dëgg yàlla waaw nañ ko corriger wax dëgg yàlla léegi ñuy laaj ba xam yéen jàngalekat yi waaw jàngalekat yi yéen ba xam yéen njàngaleem français mi fan ko bëgg a yóbbu ndax nii ñu gis tey njàng mi demee nii jëmul kër waaw ñu gis mu débuté nii jëmul kër dégg mu baax la wax ndax mën ngaa dellusiwaat ci question bi ma ne njàngale mi fan ngeen ko bëgg a jëlee ak fan ngeen ko bëgg a yóbbu ndax lii ñu gis ci 2022 bi mu tàmbali jëmul kër waaw ci 2022 bi ni mu tàmbalee jëmul kër ndax boo xoolee ci daara yi nga xam si ñoom la ñuy wax secondaire beeg nu mu tudd moyen secondaire bi foofu moom wax dëgg yàlla perturbation yi bari na lool fi ñu toll nii waaw fala grève bi ëpp xëy na primaire bi sax duggaguñ ci noonu te yaakaar naa ne semaine bii lañ ci dugg à partir de mardi ndax am na G20 war naa dugg à partir de mardi pour dem grève waaye fi mu gën a méttee mooy ci moyen secondaire bi te foofu xale yi fi ñu toll nii dañoo xamatul seen avenir fan la jëm ndax bu situation bi continuer nii ak li weesu nga xam ne at yi passé yépp grève yi dafa yàq système bi ba niveau élèves yi wàcc bu doy waar ba nga xam ne parfois da nga naan est-ce que élèves yi ñii doon nañ jàng ndax ku nekk ci école yi di jàngale da nga gis ne seen niveau élèves yi c'est un niveau trop faible waaw muy primaire bi muy moyen secondaire bi ñëpp benn niveau bi doxul loolu nag ngir mu bañ a mën a faju kenn rek moom moo ko mën a faj mooy le président de la république et son gouvernement mu woowaat gars yi sur une table de négociation waxtaan ak moom ñoom xool nan lay mën a régler problème yooyu ndax injustice boobu il faut ñu réparer ko buñ ko réparer wul yaakaar naa ne système dana métti trop ndax G20 mi ngi bëgg a dugg ci semaine bi à partir de mardi G20 mooy waa école primaire bi te xam naa ne bu boobaa tamit nar naa métti avenir xale yi wax dëgg yàlla xale yi suñuy doom lañ ndax ñun ñi tamit ay parents d'élèves lañ ak jàngalekat bu mënti doon ci bëri ay parents d'élèves lañ te ñu ci bëri ci dëkk yi ñu dëkk maanaam fa ñu juddoo yaroo fa foofu la ñuy jàngale seeni doom yi mag seeni rakk ak ñoom seen la ñuy jàng te buñ sañoon duñ leen teg yenn tool yi waaye nag day am situation ni muy demee noo xam ni dootuñu xamat ni ñuy def moo tax ñuy àgg foofu moo tax ñu yóbbu foofu kii bi grève bi daal xam naa ne tey dañ laa yéex a jël liñ amoon ci waxtu yu jeexut waaye liñ doon wax moo jeex 30 minutes moo ñu nga wax ñu rek li ngay tàggatoo bu ko defee ñu tëjee ko incha allah waaw li may tàggatoo mooy di leen gërëm di leen sant xëy na sax téléphone bi la nii moo tax waxtaan yi ni moo doon demee di ko dem di leen gërëm di leen sant ndax it yéen rôle bu rëy ngeen joué ci société bi ndax informé nit ñi xam dafa am sunu lu bari dina sotti di leen gërëm di leen sant di jéggulu ñëpp nag bu fekkee li ma fi wax dafa am lu ma juum ñu xam ne doomu aadama la nit rek la maa ngi ko jégal di ko jégalu ñëpp di leen sant di leen gërëm wasalaam. waaw incha allah bu ngeen booloo incha allahu taala Macky Sall lépp lu ngeen bëgg ci moom dana ko def ndax lii ñu gis ci école yi daal ak nii mu tàmbalee ci 2022 bi daal lii daal xam nañ ne jëmul kër di wax ne Madiyana TV nga nekkoon di ko seqal ki ñuy wax Abo Diop di wax ne fii nag kër ñëpp lañ jox kàddu képp koo xam ne daal bëgg ngaa wax rek incha allahu taala ubbi lañ la kàddu di wax ne Madiyana TV du leen ni kenn lépp yi ñëpp la lu ne ku ne ngi ci lu waayu jox rek ñëpp la incha allahu taala kon monsieur Guèye incha allah ba beneen incha allah danañ def jéego sax ba ñëw foofu rek def ak yow interview incha allah jërëjëf